bëggoon a sensibiliser suñu mbokku jeunes yi parce que bu ñuy wax dëkk jeunes yi ñoom ñoo tax la jeunesse ñoom ñooy l'avenir du pays rawatina Sénégal nga xam ne li ëpp ci sénégalais yi sont des jeunes te defe naa ne jeunesse moom mooy yaakaaru réew c'est l'espoir d'un pays donc kon jeunesse bi yéen lañ bëggoon a waxtaanal lancer leen appel pour mobilisation bi nga xamante ni dafa fas yéene am le 13 incha allah vendredi 13 décembre 2019 à la place de la nation ex-place de l'obélisque Dakar dañ leen di ñaan ngeen génn massivement ngeen génn bu baax a baax a baax a baax ngeen mobiliser wu dem taxaw wax li nga xam ne moo leen naxari ci seen réew kenn ootewul violence encore une fois c'est une marche pacifique wala un rassemblement pacifique moom la ñuy oote parce que jàmm moo gën lépp nit mën nga xeex li nga bëgg a xeex yépp nga xeex ko dans la paix parce que jàmm ci la lépp xaj kon lillahi wa rasuli jeunesse de mon pays sortez massivement et allez rejoindre vos compatriotes pour jàpp ci combat bi le 13 parce que gis nga réew boo fa dëkkee nga fal nit jox ko sa réew waroon nangu mu lay teg yenn coono yi parce que ñun dañoo dépassé fu mu nekk nii ay affaire yu jaam kenn warul nangu ñu jël buum takk ko sa baat di la diri te Macky Sall c'est ça qu'il est en train de faire avec ses complices parce que il a des complices au Sénégal te ñëpp xam nañ ko Sénégal ñu bëri démissionné nañ tey jii am na ñoo xam ne ay porteurs de voix lañ am ñoo xam ne ay kilifa diine lañ am ñoo xam ne ay kilifa aada lañ des personnes influentes tey dañoo dem ranger wu derrière le président de la République pour lan pour leur propre intérêt léegi nag ñun nañu wane suñu bopp ñun wane ne ñun dañuy xeex pour l'intérêt national dañuy xeex pour l'avenir de nos enfants pour le Sénégal de demain nañ dem place de l'obélisque ñu wan Macky Sall ne ko réew mi moomoo ko ñi nga àndal moomuñu réew mi le Sénégal appartient à tous les Sénégalais te waruñoo nangu Macky Sall di yokk suñ courant te tegu ko fenn waruñoo nangu ndox di ñàkk Sénégal waruñoo nangu nit ñi di feebar duñ mën a faju waruñoo nangu ay détournement de deniers publics ay nit ñoo xamante ni ay baadoola lañ woon démb ba léegi ay baadoola lañ tekkiwuñ dara ba dara yi booloo jeex ñu ñëw enrichir ci ndoddu sénégalais yi on doit refuser ça on doit dire non loolu ñan ñoo ko man mooy la jeunesse mobilisez-vous levez-vous la jeunesse sénégalaise ñu dem place de l'obélisque le 13 wax li nga xamante ni moom moo ñu métti waruñoo nangu tey jii Macky Sall di ñu jiitee nu mu ko neexee waruñoo nangu tey Macky Sall di ñu teg ay coono yoo xamante ni waruñ ko dund ñun on a tout ce qu'il faut au Sénégal pour vivre en paix nañu bàyyi toog naan ay man duma dem parce que su ma demee voilà du tax affaire bi faju dem boobu nag mooy tax affaire bi faju xeex bi waruñoo décourager dañoo war di continuer chaque jour di ko ci teg comme lu yàlla waxoon waa Israël waa banni Israël mooy suñu mbokk juif yi ne leen wa in udtum udna fekk yéen a ngi continuer di ma tooñ man may continuer di leen mbugal waaye Macky Sall fekk mu ngi continuer di ñuy teg loo xamante ni lu métti la dañoo war di jàmmaarloog moom wan ko ne ko 2 poids 2 mesures bi ngay jiitee réew mi loolu waruñ ko nangu kumba am ndey kumba amul ndey muy impunité dafa war a jeex Sénégal ku ànd ak moom lu la neex nga def dara du la ci fekk boo àndut ak moom yow chaque jour yaa ngi ci ay problème
ba pare ñu exiger la libération immédiate et sans condition de notre compatriote, le courageux, je veux nommer Guy Marius Sagna et Dr Babacar Diop. moo tax marche bi wala rassemblement bi c'est une occasion pour ñëpp jóg dem wane suñu mécontentement ci ñuy Macky Sall di jiite réew mi parce que c'est injuste. am na ay gars yoo xamante ni Aliou Sall lañ àndal dëkk Guédiawaye élection législative yi 2017 yi investiruñ woon Aliou Sall ci liste bi Macky Sall moo ko dindi woon. dañoo jógee ko Guédiawaye ses partisans dox ba ci palais de la République taxaw ci buntu gris Macky Sall génn wax ak ñoom déglu leen. léegi lan moo tax Guy Marius Sagna moom mook docteur Babacar Diop ak ñu àndal ñoom mënuñoo am loolu lan moo tax loolu parce que ànduñ ak Macky Sall parce que ni Macky Sall di doxalee ñoom chaque jour ñu ngi koy dénoncer ñu jàpp leen tëj leen ci kaso bi mu nekk tëj boo xamante ni c'est arbitraire ñun ñoo ko war a mën a dimbale jàppale ko. am na ñoo xam ne toujours ñoom dama leen di dégg ñuy wax naan ñu nekk dans la diaspora ñoom dañuy oote toujours te ñoom duñ ñëw kenn ku nekk dafa am foo xamante ni fa nga nekk ñu nekk ci diaspora bi indiwuñ fi seen bopp yàlla moo leen fi indi te fi lañ nekk di fi liggéey di fi daan seen doole di yónnee dépense di yónnee pour gars yi fay électricité bi ak ndox mi kon ñooñu gàcce ngalaama ñu ngi def seen devoir waaye nag ñi nga xam ne ñoom ñoo fa nekk gars yi di leen yónnee ñuy fay courant di leen yónnee dépense bu ñu wootee pour rassemblement nañu ñëw kenn waxu leen ngeen ñëw indi ay xeer di sànniwante kenn waxu leen ngeen ñëw di xeex waaye pacifiquement ñëw wax lu leen métti wane sa mécontentement ci nu ñu lay diriger bu ñu paree bale foofu ba mu set nettoyer ko ba mu set après dellu ñun loolu la ñuy woote mais kenn woote wu fi violence encore une fois. tey nag dégg naa ne mooy anniversaire u Macky Sall le 11 décembre 1961 né à Fatick. man de dama la bëggoon a souhaiter joyeux anniversaire mais dafa am nu ma la koy souhaiter. ni ma lay souhaiter joyeux anniversaire monsieur le président mooy recul démocratique nga indi Sénégal bi nga faloo ba léegi. monsieur le président de la république Macky Sall amoon nga occasion pour defar Sénégal te ñun ñoo la ko may ñun jeunesse sénégalaise bi parce que ñoo la votel ñun sénégalais ñoo la votel parce que demoon nañ ba amatuñ yaakaar ci Ablaye Wade parce que dafa am ci benn projet bu mu nekkoon pour monarchique pour jógee fa fal doomam le 23 juin sénégalais yi taxaw na ñett loolu du fi amee bañ xeex ba Ablaye Wade reculer dellu ginnaaw man j'étais devant l'Assemblée nationale man mii di wax ak yéen le 23 juin 2011 j'ai serré la main au président actuel mi Macky Sall ñëpp xam nañ ne si ñu doon xeex ci la bokk ñëpp xam nañ ne dafa dund injustice loolu moo tax tey mu nekk président injustice boobu mu dund au sein du parti démocratique sénégalais et au sein du gouvernement d'Abdoulaye Wade loolu moo tax tey mu nekk président de la république lu tax loolu tax mu nekk président de la république mooy dañ ko jaay doole bundu xataal ko sénégalais yi jàppale ko ginnaaw bu mu créé partem am ci moom yaakaar mu ànd ak sénégalais yi di xeex ay interdiction de marche di xeex pour démocratie bi jëm kanam waaye mu falu delloo démocratie bi ginnaaw tas suñu yaakaar lépp loo xamante ni digaale woon na ko ak ñun respecté wu ko def ko lépp lu mu doon xeex démb bi mu toogee def ci dëgg tànkam benn ci arrêté Ousmane Ngom bi nga xamante ni moom mooy interdire ku marche place de l'indépendance ak boulevard de la république moom bokkoon na si ñu ko doon xeex ñu gis ko image yaa ngi fi mu yore mer gàddu mooy basang yu ndaw yooyu noonu ñuy lem ne dafay dem fanaani place de l'indépendance
bi mu toogee buy interdire marche pour place de l'Indépendance ak boulevard de la République daf ne dafay basé wu ci arrêté wu Ousmane Ngom bi te loolu c'est pas du tout normal, c'est pas du tout sérieux. loolu c'est une trahison wor la parce que mënoo di ànd ak ay nit di xeex benn affaire nit ñi wóolu la sur ces bases là ba tax ñu fal le président de la République am ci yow yaakaar nga falu loolu nga doon xeex yépp nga bàyyi ko ñu doon ànd ak yow di xeex nga jox leen ay ndomba tànk ñoom tamit ñu noppi mel ni du ñoom te bëri nañ ku leen doon lim tey duñ jeex. Macky Sall tey amoon na occasion pour defar Sénégal redresser ko teg ko ci yoon assise nationale yi li mu fa signé woon ratifié ko respecté wu ci dara. tey jii Sénégal dañoo bëgg mu nekk modèle démocratique bokk ci réew yi nga xamante ni ñoom les pays les plus démocratiques du monde te pourtant jomb ñun war nañ mën a am loolu. Ghana suñu ay nawle lañ Afrique de l'Ouest la bokk raw nañu tey sur le plan de la démocratie, sur le plan de la bonne gouvernance. Cap-Vert jiitu nañu sur le plan de la transparence, équité. ñun rawuñ kenn, ñun dañoo dellu ginnaaw. tey jii Cap-Vert am na sama benn xarit bu fa nekk nee na ma policier bu la jàppee doo ko jox xaalis contravention bi te pourtant Sénégal ba léegi policier mu ngi lay jàpp nga dem police di fa fayee contravention. Pourquoi? xam nga loolu dëkk bu bëgg transparence police warul laal xaalis te Cap-Vert policier bu la jàppee da ngay dem dans une banque de la place nga fayee fa parce que cette banque là travaille avec le trésor public foofu ngay fay ñu jox la sa reçu bu weer dee ñu def virement bi trésor ak yeneen yoo xamante ni ñun ñu ngi toog Sénégal jàpp na ñoo raw dëkk yu ñu dendal fekk ñun raw nañ ñu bu yàgg te Macky Sall amoon na occasion pour teg Sénégal ci yoon sur le plan démocratique ak yeneen plan. tey jii Macky Sall foogoon nañ ne bu toogee nekk président de la République lu muy njëkk a def mooy li mu signé woon ci assises nationales yi mooy un président doit être neutre, warul am parti, warul far. te Macky Sall dafa far ci APR te loolu ci pays boo xamante ni démocratie bi am na doole loolu waru faa am. Il devait démissionner à la tête du parti bi ñu ko falee bees te pourtant waxoon nañ ko ci assises nationales yi Moustapha Niasse bokkoon na ci ñu jiite woon assises nationales yi mook Amadou Makhtar Mbow. Moustapha Niasse sax ci ñu financé assises nationales yi ci la bokk te loolu yëpp d'accord nañ ci mook Macky Sall te tey jii ñu ngi toog ci nguur gi fàtte nañ loolu yëpp. Macky Sall wartoon nekk président secrétaire général APR parce que boo ko nekkee rek yaa ngi far. warutoon a présider conseil supérieur de la magistrature parce que dafa am 3 pouvoirs exécutif, législatif ak judiciaire te ku nekk da ngaa war a moom sa bopp. te bi mu ñëwee gis nañ ne justice bi daf leen a jënd ñu koy àtteel lu mu ko neexee. gis ngeen dossier Khalifa Sall, le fameux dossier de Khalifa Sall. gis ngeen fi dossier Karim Wade Sénégalais yépp ñoo bëggoon ñu yóbbu ko justice pour àtte ko waaye nag nit ki lu mu manti def buñ koy àtte nañ ko jaarale ci yoon waaye Macky Sall moo àtteel boppam Karim Wade xañ ko ay droit yam jaay ko doole àtte ko ci benn cour de juridiction boo xamante ni amul woon benn droit pour àtte ko foofu noonu. jàpp Khalifa Sall àndut ak moom mu jaay ko doole jiiñ ko loo xam ne defu ko tëj ko kaso. bi mu ñëwee bees Macky Sall ñu fal ko moom il ne supporte pas di am adversaire moom loolu supporté wu ko moom affaire adversité bëggu ko. bi mu toogee bees lu muy njëkk a def mooy ci politiciens yi lay njëkkee ñi nga xam ne ñoom ñoo àndoon ak Ablaye Wade démb
wala ñi nga xamante ni nekkoon nañ ci opposition bi fi Abdoulaye Wade nekkee dalay wax na la ñëwal nga ànd ak man soo bañee mu chantage la na la damay sulli benn dossier am nga fi dossier parce que gars yu bëri amoon nañ dossier noonu la def ba gars yëpp transhumé ku njëkk a transhumé mooy Awa Koudou Ndiaye gis ngeen scandale bu fi amoon ci ANOCI bi ay surfacturation yu jéggi dayoo mu xëcc ko mu ñëw toog ci wetam chantage da ngay ñëw jàppale ma wala ma sulli sa dossier. Ousmane Ngom même chose bi Macky Sall toogee moom lañ njëkk a jël taal avion dem jëli ko Kolda ci benn hôtel bu mu nekkoon foofu parce que dañ ko convoqué ñëwul gendarme yi dem jëli ko moom it gis nga mujj na ñëw Souleymane Ndéné Ndiaye ñëw ñoom Farba Senghor ñëw Aïssata Tall Sall Cheikh Tidiane Gadio te ñooñu ñëpp daf leen a chantage pour ñu ñëw ci wetam mu bëgg a def ak loolu Khalifa Sall ne ko loolu du jàll mu créer ko benn dossier ànd ak ay juge am ak ay enquêteur am tëj ko ci kaso gi par force ba élection yi passé mu ubbi ko te loolu ñun ñëpp xam nañ nu mu demee. yeneen moroomu politiciens yi nga xam ne ay opposants lañ ay ñoom Malick Gakou ñoom Abdoul Mbaye ñi nga xam dafa am ak ñoom problème ak ñeneen ku lim juum ay Pape Diop mu recalé leen ci élection yi bi nga xam ne mënalu leen dara daf leen recalé ci élection présidentielle pour ñu bañ a bokk loolu yëpp en complicité avec la justice te loolu c'est injuste lu ñu war a xeex la loolu la fi Macky Sall def jël rakam signal ko décret mu ànd ak Franck Timis ñu wax ci code pétrolier bi ne képp koo xamante da ngay explorer pétrole wala gaz da nga war a am compétence bi financièrement ak techniquement Franck Timis amu ko Aliou Sall amu ko parce que ñoom ñooy rek président de la république mu signal ko décret kooku dem jël suñu pétrole ak suñu gaz dem jaay ko ay yeneen société ay BP ay Cosmos Energy ay Petro Asia scandale yu mag yooyu moo nekk ci suu Macky Sall ay nitam ay corps de contrôle yu ci mel ni OFNAC IGE Cour des comptes ARMP épingle leen ci ay rapport mu toog génn télé na man maa ci teg sama kudd. Guy Marius Sagna nekk un patriote un citoyen sénégalais di xeex cause bu noble wàcc ci mbedd mi parce que dañoo yokku courant bi mu ne damay wàcc xeex ko ñëw devant le palais présidentiel nga xam ne fa la njiitu réew mi nekk mu jàpp ci gris yi garde rouge bu ñàkk fayda boobu noonu bëgg ku ko fonk bëgg Macky Sall na kii il fait bien son boulot nekk fa di jàppaate ba mbaxanam bi wadd ñàkk fulla ñàkk fayda poltron que vous êtes gëmu leen seen bopp war a ragal yàlla ragalu leen ko di ragal ay nit koo xam ne yëre ko fal di ut ay ngóora mel ni koo xam ne da ngay Guy Marius Sagna dafa ñëw pour ray leen wala dara te lu mu def noonu droit yam la dafa am droit am lu ko naqari mu wàcc ci mbedd mi man sama réew ma am fa wàll am fa cër constitution bi may ma benn droit muy droit à la marche ma wàcc ñu jàpp ma jaay ma doole tëj ma te rakki président bi ay partisans yam def nañ loolu te dara fekku leen ci ak lan mooy marche dem buntu palais loolu lan moo ci nekk mais États-Unis gis ngeen temps yi vidéo baa ngi daw ci Facebook bi benn jigéen bu am lu ko métti mu jël photo Trump soxal ko titin daf ko ci benn pancarte am ñëw toog en face de la Maison Blanche kenn du ko wax dara parce que c'est son droit et puis lan lay wàññi président bi mënoo nekk président de la République nag di jaay nit ñi doole ñu fal la démocratiquement nga ne yow nit ñi bu ñu amee lu leen métti duñ ko wax di interdire ay marche loolu c'est pas du tout normal ñun nag waruñoo nangu ñu ñu jiitee nu ñu neexee di ñu jiitee nu mu ko arrangé ku bokk ci moom lu la neex def ku bokkul ci moom loo def mu jéem la toroxal loolu c'est pas du tout normal nañ ko bañ Sénégal nañ jóg nañ dem ci rassemblement bi le 13 ñu xeex
ci courant bi nga xamante ni daf ko yokk te waru ko yokk am na ay institution yi nga xamante ni créé na ko te amul Sénégalais yi benn njëriñ tey jii boo defoon micro trottoir tey ngay laajte nga ne lan mooy conseil économique et social man mii xaw ma njëriñam man te xam naa njëriñu assemblée nationale. lan mooy njëriñu conseil économique et social sama mbokk yi may seetaan ñu bëri tey boo leen ko laajoon duñ ko xam conseil économique et social environnemental lan mooy njëriñu HTCT au conseil des collectivités territoriales lan mooy njëriñam. Est-ce qu'on a besoin d'un TR, train express régional? Est-ce que nous avons besoin de ça? Lolu bala nga ka am dafa am lo xamanteni dang koy lijeenti ba paré moy priorité yi na nit ñi feebar faju na nit ñi xiif lekk na nit ñi jàng école ci ay école yu baax jàng bu teey loolu yépp dañ koy am ba pare soog tal ay TR boo xamante ni diggante Dakar ak Diamniadio la ñu ne 1500 lay nit ñi di fay liñ ci def buñ ko calculer mat na 1000 milliards nit ñi nekk sa ginnaaw di la jaay rek naan la yaa ngi liggéey te liggéeyoo dara ku la wax ne yaa ngi liggéey si sa jour anniversaire bi daal koy wax monsieur le président de la république daf lay jaay daf lay nax dafoo dara ci réew mi def nga fi 7 ans yoo xamante ni mépris nga fi wane vengeance toroxal nit ñi jaay doole à quelques mois des élections nga imposer ñu le parrainage ce qui est illégal et anticonstitutionnel nga imposer ko Sénégalais yi ne dinañ ko def par force jaay leen doole jàllale ko recaler ay candidats jël fichier électoral bi nëbb ko no doo ko wan gars yi yaag Aly Ngouille Ndiaye ngeen def ci lu leen neex code électoral bi ngeen changé ko à quelques mois des élections présidentielles forcé ñu ne da ngeen di gagner premier tour par force mu jàll jël suñu ay carte d'identité def ci 52 milliards nit ñi mën bëgg a jot seen carte d'identité pour voter nga xañ leen ko mooy droit de vote ñi nga defal leen ne peut pas voter xam nga loolu métti na loolu rek nga fi def ci sa 7 ans yi moo tax ma ne leen lii nii c'est une occasion pour ñu dem yooyu yëpp ñu waxaale ko waxaale ci 3e mandat bi nga xamante ni acte yu muy teg yëpp loolu la bëgg a def 3e mandat am na ay naafeq yoo xamante ni ñu ngi nekk Sénégal ñoo xam ne gëmuñ dara bëgguñ Sénégal gëmuñ Sénégal seen poche rek lañ gëm moo tax su ma déggee Modou Diagne Fada keroog ñu invité ko TFM muy tagg Macky Sall xam nga ñu koy laaj ci 3e mandat muy esquiver question bi naan waaw man loolu duma ci wax parce que waa loolu du priorité bi mooy président bi mu ngi liggéey xanaa tey nga ko mën a wax biñ la oowee jox la direction wu Sonacos di la fay ay millions booleeg li ngay sàcc tey nga mën a wax loolu ak ñeneen gëmuñ dara gëmuñ Sénégal te xeetu nit yooyu ñooñu mbalit ma lañ mérité jël leen sànni ci ay poubelle loolu rek lañ mérité ñooñu ñooy canceru Sénégal ñooy insuffisance rénale au Sénégal ñooy feebar yi nga xam ne ñoom ñooy rey ñooñu ñoo teree dem Sénégal xeet nit yooyu nañ xeex pour seppi leen sànni leen boole leen ak Macky Sall ñu génn réew mi ñun président bu ñuy soxla mooy président boo xam da nga nekk le président de tous les Sénégalais yemale ñépp bàyyi justice mu def liggéeyam wane ne nous sommes dans un pays de droit ñu jëfee ko wane ko wane ne nous sommes dans un pays de démocratie ku am lu la naqari boo bëggee marche ñu bàyyi la nga marche pacifiquement tey jii nit war na mën a am lu ko métti dem taxaw buntu palais ñu am benn seuil boo xam ne dañ la koy defal foofu ñu ne léegi soo amee lu métti donte benn nit nga ñëw taxaw 30 minutes wala 1 heure de temps nga dem soo demul ñu dégager la nga jógee fa loolu mooy vraie démocratie loolu mooy vraie démocratie te gars yi dañoo tële fan ngay xamee ne dañoo tële mooy temps yi seen parti bi comme sabar bu tas ñoom it neen seen biir ñooy saagante di xasante
di tamante dëmm waaye ak nu manti demee Moustapha Cissé Lo ak nu manti mel moom nit la koo xamante ni nit ku honnête la nit la koo xamante ni wane na ne moom nekkul nit koo xam ne day ànd ak nit rek ba lu nit ko def mu ne ko baax na donte des fois dinay wax ay wax yoo xam ne ñun duñ ci d'accord ak moom en tant que kilifa ak ni ñu koy waxee waaye am na tey ñu ànd ak président tey position bi nga xam ne moom la Moustapha Cissé Lo jël nii ñoom ragal nañ ko jël parce que gëmuñ seen bopp parce que ñu ngi préserver seen poste yi moo leen intéressé nekk ministre directeur général député loolu rek moo leen intéressé moo leen gënal ñu gis dëgg di ko wax te pourtant nul n'est parfait kenn matul le meilleur président de tous les temps sax xanaa kooku amoon na sax ay conseils te daan na juum mais di ànd ak nit def ko yàlla doo ko wax dëgg lu mu def nga ne baax na bu defee lu rafet nga ne baax na bu defee lu ñaaw nga ne baax na mais loolu nan lañ ko mën a firee nu dul naa fekk seytaane te bëri na Sénégal ci entité yépp nag ci entité yépp toog di séddoo alalu Sénégal doomi Sénégal yi nekk ci biti nekk dans la merde bërki démb ngeen gis benn gaal bu jógee ko foofu noonu ne day dem Espagne île des Canaries au large de la Mauritanie fa la gaal gi daanoo suux 68 morts lan moo waral loolu da ngeen a mës a gisagum benn xale tubaab bu dugg gaal daan day ñëw Afrique am na xale tubaab yoo xam ne soxlawuñ sax dugg avion pour dem Sénégal wala pour dem beneen dëkk africain soxlawuñ ko sax suñ doom yi rek ñoom ñooy dugg gaal di dee ci Méditerranée bi ak océan Atlantique bi cimetière la cimetière africain yi li fa dee ci ay nit kenn xamul nu mu toll loolu lan moo ñu ko yóbbee loolu daf leen analyse bi ngeen xam ne loolu ay njiit yu bon ñoo ñu ko yóbbee te pourtant ñoom ñi ngi dund gu neex Macky Sall yëgul dara li tax mu jafandu ci nguur gi mu jaral ko dee deuxième mandat bi mu jaral ko mu def lu nekk pour am ko lan la parce que nguur gee neex ñoom duñu yenn nguur mukk di sonn te pourtant nguur ku koy yore sax da nga war a sonn dafa war a métti mais parce que les Sénégalais sont passifs xam na leen Macky Sall dafa xam Sénégalais yi moo tax mu leen di jiitee nii moo tax bi mu toogee ba léegi rapport de force lay def lu mu bëgg a def da koy def par force mu jàll parce que dafa xam nu mu demee xam na ne ku nekk am nga njëkk ñu ëpp ci ñun ñu si gëm dara bëriwul Macky Sall tamit n'est pas n'importe qui nekkoon na fi ministre de l'intérieur renseignements généraux yëpp ci moom la doon dajee xam na Sénégal xam nga yàlla bi mu ñu bindee ba pare xam nga lan la wax rabbukum a'lamu bima fi nufusikum seen borom bu leen bind moom moo leen gën a xam mais Macky Sall bu ñuy jiite ñun moo ñu gën a xam parce que xam na ne ñun gëmuñ dara Sénégalais boo fi dégg ci ñu bëri muy coow di wax di kii nii naa nii daf naan kii oo leen ko rek jox ko benn poste wala ngeen oo ko mosal ko dara mu noppi tourner vestam lu tax ñu nangu ñu ñuy étiqueté noonu ay nit ñu gëmul dara lan mooy xaalis mooy lan mooy xaalis ku am xaalis doo dee ku am ay immeuble doo dee ñaata nit ñoo fi dee bàyyi fi alal dina gàññ ay or ay diamant compte bancaire yi fees dell ñu gas leen jël perkal lëmas leen ko suul leen ci suuf sax yi ñëw lekk leen ñu nëpp dee léegi lan moo gën a neex xeex bi Guy Marius Sagna di xeex cause bu noble un fonctionnaire de l'État waroon na toog daf comme ay moromam toog ci bureau yi sedd yi di xalamal président bi di ko tagg di ko jay pour mu jox ko yeneen poste yu gën a baax di defar affaire am passeport diplomatique am di voyager di dem ay mission am ñim nekkal ci bureau ba di def ay détournement mu leen ciy jàppale di mos wàllam di noppi ñaata nit ñoo koy def foofu noonu Sénégal
Guy Marius Sagna tey sacrifier life am ñu war ko jàppale ñun sénégalais yëpp ñu toog ne yàcc na yasar pour lan nañ bàyyi naa fex gi yàlla dëgg la bëgg te dëgg mooy njëkk mooy mujj nañuy ànd te dëgg tax di ànd te ragal yàlla gis nga ànd ci ragal yàlla ànd te dëgg tax mooy ànd bi gën a wóor ci lépp wa taawanu ala al birri wa taqwa wala taawanu ala al ismi wa udwan loolu la yàlla wax te ñi ko gën a xam Sénégal tey jii gën a xam lu muy firi gën ma ko xam foofu ñoo dëgg seen tànk ci loolu noonu aay yooyu yëpp dañ koy xam noppi ànd ak président de la république parce que da ngay ànd ak moom may ko jàmm mu yëkkati ci xaalisu réew mi di la ko jox nga noppi ci entité yëpp nag foo manti laal ci Sénégal gis nga réew buñ bëggee mu baax ñun ñoo koy defaral suñu bopp te il faut ñu jóg wane na ñun dañoo bëgg réew mi dem ku fi nekk di wax nag dina am ñoo xam dañuy nekk naan waaw diw dafa bëri wax dafa nii dafa naan mais France lu ñuy daj waa France dajuñ ko ñun lu ñuy daj ci métti Sénégal billahi wallahi watallahi France métteewul noonu doomi français yi ñu ngi wàcc ci mbedd mi chaque jour di créer Macron temps yi grève bu métti moo am retraité yi fii nii les gilets jaunes te pourtant France ku fi nit bu fi toog sax xam nga am moo nekk ku am kayit wala doomi français nationalité wala dara liggéeyoo sax bu weer dee dinañ la fay RSA soo liggéey ba sa contrat jeex sax dinañ la fay chômage le temps que ngay retrouver beneen liggéey est-ce que sénégalais yi am nañ loolu France lu mu métti di nga am loo lekk di nga am loo naan bu weer dee boo liggéeyul yëpp dina am loo xamante ni di nga ko jot ci sa compte pour mën see dund boo feebaree da ngay faju gratuitement su fekkee da ngay liggéey li ngay cotiser ci mutuelle yeeg yeneen yi dañ la koy delloowaat te pourtant ñoom loolu terewul sax ñoom am nañu leen métti te ñu ngi wàcc ci mbedd mi te ñun ñoo leen gën a sonn foofu Sénégal da ngay gis ni koo xamante ni pour mu am téeméer bu weer dee problème la du am dara nga gis koo xamante ni pauvreté bi dafay extrême day ñàkk ba dëkk ci sàkket dëkk ci néegu ñax boo xamante ni bu tawee day senn doo am loo lekk sax lekk gu baax doo dund gu baax nga gis kii ni tiim la ak immeuble am ba affaire bi jéggi dayoo te en général da ngay gis koo xamante ni politique mooy tax mu tekki moom politique mooy nekk métier mais il n'a pas de métier amul sax métier koo xamante ni il fait la politique pour génn ci nga gis ni koo xam ne day liggéey àdduna bi tudd am tous te liggéey yu gën a am njëriñ gën a am solo muy jàngalekat yeeg ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ni mënuma leen lim ñoo gën a sonn ci Sénégal médecins yi nga xam ne ñooy faj nit ñi bu ñu feebaree sax amuñ salaire yu baax enseignants yi nga xam ne ñoom ñooy dox def xam-xam ci xale yi tey def ko ci Macky Sall mu nekk président et son gouvernement ñooñu sax pour ñu jot seen salaire wala seen indemnité yi sax c'est tout un problème nga gis benn Farba Ngom boo xamante ni man ak moom ñoo yem jàngul jongul xam nga lan moo tax mu am xaalis parce que c'est l'ami du président de la République militant de première heure te Moustapha Cissé Lo mu ngi leen koy wax chaque jour mu ngi leen koy wax moom Cissé Lo ak nu manti mel il ose dire la vérité bu amee lu muy wax Macky Sall day jàkkaarloo ak moom wax ko directement mais Cissé Lo li mu doon wax ci affaire baykat yi loolu yàgg na man bi ma ko xamee yàgg na quand j'étais au Sénégal loolu yàgg naa ko xam ay nit yoo xamante ni loolu ñu ngi ciy tedd tabax nañ ci sax ay kër mooy affaire yu bon yi ministère de l'agriculture dem ñu jox la ay bon ak ministre de l'environnement yoo xam dañ koy subventionné te baykat yi ñoo ko moom nga jógee ko fële mel ni man masoo bay amoo tool am na ci këru diine yeeg partout foo dem ak homme d'affaires yeeg ay ñoo xam dañ koy jël jox seen ay xarit ñu nekk Sénégal liggéeyuñu xëyuñ gontuñ di am ay millions te si loolu lañ ko jëlee mooy bon yi te loolu c'est injuste te Cissé Lo dénoncé na ko keroog assemblée nationale bi ministre de l'agriculture ñëwee foofu noonu au moins Cissé Lo war nañ ko gërëm sant ko parce que moom mu ngi ci biir système bi ba pare di wax dëgg di déballer te pourtant am na ñoo xam ne ñu ngi ne muut noppi ñoom nañuy mos rek nañuy am dara rek ñoom daal sénégalais bi feebar na dem na hôpital mënta faju na dee
xale yaa ngi jàngee ci abri provisoire yi ci les villages les plus reculés on s'en fout suñ ay doom ñu ngi jàng ci école yu baax bu ñu amee bac ñu yóbbu leen France wala ñu yóbbu leen Canada ñu dem faju ci ñun suñ yoon nekkul ci sénégalais yi mel ni ñoom ñoo gën sénégalais yi lan lañ defal Sénégal ba tax ñu war a am loolu ñoom lu ñun lu ñu war a mën a am ñun. mais si solo dafay ñëw fuy métti mu bës fa wax na ko ñëpp dégg ko man gis naa ay nit yoo xamante ñu ngi ciy am lu nekk ci loolu te pourtant loolu warul am dañuy xëy sol seen dara seen mbaxana wala ñu solu ba rafet sol seen costume dugg ci bureau yi ministre bi sama xarit la directeur mooy sama xarit nga ñëw mu jox la ay bons yi nga xam ne baykat yi lañ ko war a jox pour semence bi subventionné ko nga jël bons yi dem jaay ko def sa poche baykat bi nekk dans la merde di am problème am engrais di am problème am semence mooy jiwu pour lan yooyu moo téye réew mi te Macky Sall dañoo amoon ci moom yaakaar pour bu ñëwee yooyu mu dindi ko te pourtant moom gouvernance sobre et vertueuse moom la oote la patrie avant le parti loolu la ñu doon gëmloo te loolu ay fen la du dëgg il nous a tous trahis daf ñu trahir nañ waxante dëgg mais ñun nag ñi nga xam ne ñun ñoo moom réew mi waruñoo nangu jël benn nit teg ko à la tête du pays muy def du grand n'importe quoi lu ko neex def ànd ak ay xaritam lu mu def ñu ne ko baax na bu tisoolee ñu ne ko yarhamukallah nañ bàyyi intérêt personnel bi crypté personnel loolu jëmewuñu fenn suñu bëggee réew mi baax dañuy pare ñun ñëpp pour jéem a wane honnêteté wane volonté ba pare nag ñuy tànn ay njiit yoo xamante ni ñu baax lañ buñ nangoo ci nit lu ñu dal ci Macky Sall nii warul reproduire te waa ji dafa fas yéene ngoy ci nguur gi fas yéenewul bàyyi nguur gi fu mu nekk nii lépp lu mu bëggoon a def ci 7 ans yi passé nii forcé na ko def ko mu jàll léegi jàpp na ne 3e mandat bi noonu lay demee day foog ne comme une enveloppe à la poste da ngay ñëw rek glissé mu dem loolu la def ci boppam bi moo tax nangootu ci wax xam nga tey su fekkoon ne koo xamante ni il est de bonne foi bu ñu ko laajee ci affaire yi 3e mandat bi fekk ñu ngi continuer di ko laaj moom nay continuer di ci tontu mais amul droit sax di wax naan ay dootuma ci waxati parce que nous ne sommes pas encore là je viens à peine d'être nommé wala d'être réélu kon autant pour moi mais loolu du lay bu jub ku jub du doxalee noonu su fekkoon dafa bëgg lu jub heure buñ ko ci laajee na wax ne bii c'est mon 2e et dernier mandat fekk gars yi tàyyiwuñ moom bu mu tàyyi pour wane transparence pour wane ne moom il est de bonne foi li mu waxoon mu ngi ci te amul sax lu mu waxoon loolu constitution bi moo ko wax constitution bi Abdoulaye Wade sax defoon 3e mandat moo gën a yenu maanaam Macky Sall def 3e mandat parce que Abdoulaye Wade constitution bi mu fu fekkoon mooy la constitution de 1960 après juste l'indépendance bu ñu amee indépendance suñu constitution boobu noonu Senghor moom la doon gouverner Abdou Diouf doon ko gouverner Abdoulaye Wade nag bi mu nekkee dans l'opposition dafa waxoon ne heure bu nekkee président dafay jël mandat bi mu bloqué ko ci 2 ba pare def ko 5 ans durée bi 5 ans lay nekk renouvelable une fois Abdoulaye Wade ñëw 2001 ñu dem ak moom référendum mu plébiscité 98% des Sénégalais wax waaw parce que boobu bëgg nañ Abdoulaye Wade ñu ngi ko doon soog a fal te boobu sonnoon nañ ci waa PS yi parce que ñu ngi def ak ñun 40 ans tardel ñu am espoir mu nekkoon notre première alternance ñëpp kontaan na ko waaw mu bloqué mandat bi ci 2 de 5 ans te pourtant moom bu ñu koy fal ñu ngi ko fal ci constitution wu 1960 bi te boobu amutoon limitation de mandat
boobu da ngay toog ba mu neex la moo tax Abdou Diouf mën a def 3 mandats Senghor pareil moo tax nag mu amoon werante ñu naan Wade mën na def 3e mandat ñii naan mënu ko def xam nga boobu sax mën nañu wax ne mën nañ ci werante mën nañu remettre mbir mi en cause mais bii bala maa ñëw ci Macky Sall Abdoulaye Wade dafa defoon lu baax ba pare après yàqaat ko parce que bi mu defee loolu ba pare dafa dem ba xam ne nguur gi neex na moom it ñi ko wër di ko jay di ko xam nga rek mooy ñuy toxu ci Macky Sall instant bi naan ko mën ngaa def 3e mandat loolu jay ko mu dem Assemblée nationale changer constitution bi réformer ko mu réformer constitution bi illégalement c'était illégal parce que constitution boo koy laal voie référendaire nga war a jaar mais waroo jaar Assemblée nationale utiliser sa majorité non parce que majorité bi yow la mais du peuple bi mais référendum c'est le peuple mu dem def ko defaat affaire bi 7 ans te 5 ans la ko defoon parce que boobu mu ngi sóoraale ne dina am 3e mandat pour 2012 bu gagné mu toggaat 7 ans mu toog ba 2019 loolu la Abdoulaye Wade bëggoon loolu moo tax mu defaat réforme constitutionnelle bi mu demaat Assemblée nationale réformer ko te loolu c'est illégal léegi nag Macky Sall moom daf doon wax ne moom bu toogee 5 ans lay def parce que Abdoulaye Wade ni mu changé waatee affaire bi baaxul jaarul fu mu war a jaar voie référendaire la waroon jaar mu jaarale ko ci majorité bi ñu votel ko te loolu c'est injuste et illégal kon Macky Sall 5 ans la waroon def moom tamit waratoon def 7 ans de parce que Abdoulaye Wade fu mu jaarale affaire bi foofu baaxul bu 5 ans bi moom la Sénégalais yi voté 2001 mais mandat bi durée bi 5 ans la Sénégalais yi voté ko en 2001 Abdoulaye Wade dem ba ci kanam mu changé waat ko parce que boobu mu ngi sóoraale 3e mandat bi defaat ko 7 ans te fu mu ko jaarale c'était illégal moo tax Macky Sall bi mu toogee il devait donner le bon exemple ne man bu 7 ans wu Abdoulaye Wade bi reconnaître ma ko parce que fu mu jaar baaxul 5 ans laay def te pourtant loolu la ñu gëmloo ba ñu gëm ko mu dem ba mu yàgg mu trahir ñu war ñu mooy li may wax parce que nguur gi dafa neex léegi nag mën leen bu Abdoulaye Wade bi amoon na werante parce que moom mu ngi faloo ci constitution boo xam ne amul limitation des mandats boobu mën nañ sax d'accord ne Abdoulaye Wade war na am 3e mandat te loolu ñun xeex nañ ko sax ba Abdoulaye Wade am 3e mandat mais après bi mu ko amee ñun dañ ko war na ko carrément ñun ñooy fal ñu jëlee ko fi fal Macky Sall léegi nag tel n'est pas le cas ak Macky Sall parce que Macky Sall moom bi mu ñëwee gis nga Abdoulaye Wade limitation des mandats boobu mu def Macky dafa ñëw dama koy verrouiller en 2016 mu ñëw dama koy verrouiller mu ñëw mu ne le mandat est de 5 ans renouvelable une fois article 27 de la Constitution et nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs moom moo ko wax Macky Sall kon fu mu nekk nii moom ñëpp xam nañ ne amul droit bi mais fu mu nekk nii comme mu ngi doon def lu nekk muy jàll imposer ñu parrainage mu jàll jàpp fi ay nit tëj leen jël fichier électoral bi téye ko jël code électoral def ci lu ko neex te mujjul fenn kenn wàccul loolu nag moo koy may fit nag pour buñ demee ba àgg ci fin wu 2e mandat yam bi et dernier mandat yam mu jéem a nag jalgati dem utiliser majorité bi Assemblée nationale def li Abdoulaye Wade defoon pour ñu réformer waat constitution bi mu mën a am 3e mandat pour représenter waat te loolu bàyyi leen ci xel bu baax a baax loolu lay manœuvrer fu mu nekk nii ay sondu lay def pour xool ndax Sénégalais yi jaral na leen ñu wàcc ci mbedd mi wala déet parce que heure bu ñu wàccee daf ñuy matte il nous mat tous les jours heure bu ñu wàccee policiers yi génn jàpp ay nit tëj ñu ci ñu ci des daw mais su fekkoon dañuy def mobilisation yu mag nga xamante ñun ñoo ëpp police nag wax dëgg yàlla nekkuñ ci état policier sax policiers yi mënuñoo ëpp citoyen mënuñoo ëpp peuple bi kon Sénégal peuple bi tey bu ñu amoon lu mat 10 000 personnes yu déterminées comme Guy Marius Sagna seen réew jaral leen comme li mu jaral Guy Marius Sagna sacrifice yu mu def yëpp ba ñu mettre ko au frigo mu nekk fonctionnaire de l'État privilège yu mënoon a am yëpp mu jël ko sànni ko fële ndax réewam suñ si mënoon a am 10 000 personnes billahi wallahi tallahi kon Macky Sall 2e mandat sax du ko am mais malheureusement ay ñu ragal lañ am
loo wax ñu ne la yàlla baax na mais Guy Marius Sagna moom référence la koo xam ne bëggul dara foo ko fekk ay carax lay sol saraxu ngaay yi der yi ñuy defaree ngaay yooyu lay sol nekk fonctionnaire de l'État waroon na toog chaque jour mu xoju dugg ci otoom dem toog bureau di xool lu neex ministre bi ak lu neex président bi pour ay nomination mënoon na ko am na ñu bëri ci loolu lañ nekk am na ñu bëri ñoo xam ne tey ñu ngi ànd ak Macky Sall tey bu Macky rayoon nit sax ñu ne waaw non baax na oui c'est le président oui am na tamit ñoo xam ne ñu ngi ci ay këru diine di wane ne ñoom ay sëriñ lañ waxuma ñëpp nag am ñoo xam ne ñu ngi ci feneen président bu ñëw ñu ne yaa fi gën ak loo mënti def loo mënti def ñu ne doo moromu gars yi boo demee keneen ñëwaat ñu ne ko non ku fi jógee du dara yow yaa ko man li nga fi def kenn defu ko. tey jii gis nga affaire troisième mandat yam gi wër na ma ne am na sëriñ yoo xamante ni du ma wax nag ñëpp la man je mets pas tout le monde dans le même sac tey jii am na ñoo xam ne bu leen gisoon ne leen waaw sëñ bi man dama bëggoon def troisième mandat loo ci xalaat def naan waaye yow da ngaa nekk moromu gars yi waaye yow boo fi jógee ku fiy toog loolu lañ lay wax boo fi jógee ku fiy toog te loolu lañ daan wax Abdoulaye Wade doon ko wax Abdou Diouf lan moo leen concerné lii xaalis bi fan lay jógee ci ñun ñi nga xam ne ñun lay suñu rakk yi ak suñu doom yi di dugg ci gaal yi di dee ci Méditerranée bi ndax lan ils n'ont pas la meilleure vie au Sénégal amuñ dara dañoo jàpp ne Europe moo gën te pourtant ndeysaan ñoom xamuñ Europe jarul sax dugg avion bay dugg gaal na ma yàlla baal parce que boo duggee gaal même boo rëccee ba ñëw sax li nga fiy fekk mooy gën a métti ay affaire yu këyit ak ay affaire yu yeneen ak yeneen ñu fi jaar xam nañ ko. tey jii nag bu ñu defaroon dëkk ba nga xamante ni ku nekk di nga am ci loo mën a jàpp ñi ñuy nommé ay ministre rek ay directeur ñu bàyyi seen càcc gi xaalisu sénégalais yi ñu koy delloo sénégalais yi di investir ci ay entreprise xale yi di liggéey daf ay école de métier soo nanguwul jàng nga dem jàngi métier ku jàng ba pare am ay diplôme ci li nga am compétence am ci liggéey billaahi benn xale du dugg gaal naan day ñëw Europe moo gën fuuf xam nga ne nit ku nekk fi nga dëkk nga tekkee fa moo gën fuuf noonu ngay dem réewu jàmbur ñu lay xatal di la sonal di la wax ay waxu këyit loo xam ne boo ko jëlee sànni ko ci benn teg ko ci gaz mu seey dara nit moo gën a fort ay këyit loolu affaire caaxaan la te passeport rek la léegi dañuy teg passeport u Sénégal wala passeport africain teg passeport français wala passeport américain ñu ne passeport américain bi moo gën bu Sénégal bi lu tax mu koy gën te passeport la ñu ne la yow boo amee passeport français bu la neexee nga dem États-Unis bu la neexee nga dem Angleterre bu la neexee nga dem fii léegi bu Sénégal bi ñu ne yow même boo demee France sax mënoo cee def dara quoi boo demee France bi nga xam ne ay xaritu Sénégal lañ ñu ne mënoo cee def dara ñu ne boo demee Allemagne mënoo cee def dara boo demee lii te bu Allemagne bu demee Sénégal moom day dugg gratuitement lu mu ci bëgg a def mu def ko ci. léegi président africain yi nañ xalaat ci loolu te pourtant ñun ñëpp ay nit lañ nous sommes tous des êtres humains ay nit lañ réew yëpp ay réew la mais fexe nañ ba tey am ñoo xam ne ñoom ñoo ñu gën ba pare di ñu ko wan chaque jour nañ ñoo leen gën du ngeen dara. àdduna du neex ba ngeen gis xale tubaab dugg gaal naan day dem Afrique xale africains yi rek ñoom ñooy dugg ci gaal gi di dee ci Méditerranée bi jeunesse bi l'avenir de demain suñu yaakaar yi ñoom ñëpp dee nañ ci géej gi lu ko waral ay njiit yu bon buñ faloo seen bopp seen doom seen jabar ñu ànd ak ñoom ñun la ñuy fexee enrichir priorité réew mi ñu jël sànni fële maa ngi guddal nag waaw léegi daal man damay continuer rek di leen lancer appel man je ne cesserai jamais de dire que dañoo war di wax ñi mën a wax nañ wax ñi mën a jëf nañ jëf
kenn ootewu fi violence ay wàcc ci mbedd mi di sànnanteeg ay xeer ay xeex kenn wootewu fi loolu pacifiquement lañu wax. dangaa dénk nit sa réew mu ngi def loo xamante ni àndoo ci am nga droit wàcc na ko ànduma ci loolu la am na ñoo xam ne boo waxee ñu naan la non yéen lu tax ñëw leen wàcc affaire yooyu loolu ay waxu caaxaan la bu leen déglu kenn ku nekk fi nga féetee ak li nga war a liggéey loolu ngay liggéey voilà. bu ñu ootee rassemblement yi nga xam dañ ko autorisé bii nii am nañ yaakaar ne dinañ ko autorisé suñ ko autorisé wul sax ba pare autorisé nañ ko boo demee doo fa xeex ak policier doo dàqante ak policier mais demal nga taxaw takk sa morceau bu xonq ñi mën a yéeg ci kaw podium bi wax jël parole wax lu leen métti loolu mooy démocratie loolu mooy tax président bi xam ne kat vraiment man am na lu doxul quoi parce que am na ñoo xam ne ils sont pas contents mais ñun ñëpp buñ toogee suñ kër yi day jàpp ne lépp baax na moom day xam na sax lépp baaxul moom xam na ko mais il faut que tamit ñu koy wan di ko fàttali di ko rappeler à l'ordre c'est très important kenn oote wu fi fitna nag waaw rassemblement bu pacifique lañu wax ak ay marches yu pacifique di wane lu ñu naqari à chaque fois bañ a toj bañ a taal parce que lu ñuy toj ak lu ñuy taal yëpp ñoo ko moom bus yi suñu ay bus la suñu xaalis la l'argent du contribuable édifice public yi ñuy dem di taal yooyu tamit ñun ñoo koy defaraat kon daal ñu ngi au jeunesse bi yëpp le 13 incha allah place de l'obélisque place de la nation ex place de l'obélisque ñu ñëw manifester wane suñu mécontentement ci Macky Sall nu ñu jiitee réew mi métti na nit ñi sonn nañ borom kër yi sonn nañ xam nga xale yi amuñ liggéey ñu ñu siy tegal di ñu yokkal ay facture courant te créer ay institutions yoo xamante ni amul benn njëriñ xam nga train de vie de l'état bi mu ngi nii yeneen ko gis cher ba dee la def gars yi ñoo leen di jëndal oto di leen ci defal essence di leen jox ay caisse noire seen doom yi ñu leen ciy fayal ñi dem di jàng ci bitim réew xam nga bu ñu feebaree ñoom it même chose si lañ leen di évacuer ñu dem te loolu yëpp xaalis sénégalais yi la nañ taxaw nag ñu xeex injustice boobu noonu réew nag képp koo xamante da nga kaa jiite dangaa war a nangu ñu lay critiquer parce que ñëpp mënuñoo ànd kontaan te ñun bu ñuy wax pour la bonne marche de notre cher pays moo tax ñuy wax waaye waxuñ pour ay dañoo contre Macky Sall wala dara gis nga ku fi yàlla teg kenn mënu ci dara yàlla moo waxoon day nekk président nekk na ko mënuñ ci dara mais nag nit nul n'est parfait kenn matut su defee loo xamante ni ànduñ ci wax dëgg yàlla nga taxaw na ànduma ci loolu wàññiwul dara nga def ko pacifiquement def ko ci respect def ko ci yar ak teggin mu jeex c'est tout waaw kon ñu ngi leen di jox rendez-vous beneen yoon incha allah ci yeneen direct ñu ngi jaajëfal ñi nga xam ne ñoo ñu doon bàyyi xel ñëpp di leen remercier bu baax di leen fàttali nag marche bi rassemblement bi le 13 encore une fois le 13 génn leen massivement xam nga génn leen jeunesse bi génn leen ngeen dem ngeen wane lu leen métti ci réew mi waaw génn leen Sénégal métti na de salaamaaleykum wa rahmatullah